dañu dem élection législative bu fàttali élection législative yi lu ko jiitu dañu amoon élection locale ci élection locale yi sunu borom may la coalition Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne si moom la le maire Alpha Bokor mu jiite woon ndam loolu mu am opposition bi contesté opposition bi moom mooy waa Benno Bokk Yaakaar def recours ñu confirmer victoire bi donc dans l'esprit de l'opposition victoire boobu fakastalu la woon ñun donc war a def ce qu'on appelle la belle ci législative yi tàggoo ñu ñëw législative dóor yi gën a metti ndax ci local yi différence de voix bi ñu leen rawee woon c'était aux environs de 560 voix 522 voix mais bi ñu ñëwee ci législative yi mbàcc mi dafa saf-sàpp mu am benn écart de 2952 voix pour donner les résultats la coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Sangalkam à 7856 voix la coalition Benno Bokk Yaakaar à 4904 voix si on fait la différence dañ leen di rawee 2952 voix loolu nag boo amee sa population jox la ndam lu toll noonu jox ko monsieur le maire ak ñi mu àndal rafet na mu génn saafantoo ak ay militants et sur la demande des militants ñu ne ko da ngay génn parce que dañ la bëgg a gis mu dem Kounoune ñu sargal ko mu dem Njaayloo ñu sargal ko mu ñëw Njaxiraat ñu sargal ko mu ne day dem Sangalkam yegg Noflaay ñibbi te bi ñuy ñëw Sangalkam man maa ngi ci oto maire mu ne ma waxal mbooloo mi ne nañ ma dimbali ba bu ñuy romb permanence su Omar Gueye même buñ ñu provoqué bu ñu répondre nañu dem ci jàmm ba yegg Noflaay wàññeeku ci jàmm ñun suñu kudd jàmm la ràcc yàlla dogal bi ñu ñëwee ba yegg ci permanence bi mu am ñu ñëw nañu chauffeur ne maire bu ñu avancé parce que am na ñu nekk ci kaw permanence bi di ñu joor ay xeer te liñ fa jot ci ay xeer démb ku am xel di nga njortu ne luñ fa dajale woon la parce que nit mënul wàcc ci suuf for xeer yéeg ci kaw permanence bi ba pare di sànni dañ ko fa dajale di ñu xaar donc xeer yi foofu la tàmbalee ñu koy sànni ba pare mu am ay coup de feu yu ñuy dégg loolu moo indi jaamarloo bi amoon ci buntu permanence ñu toj fa oto yu bëri toj fa oto Moustapha Diallo mii nekk suñu ginnaaw bi ñu nekkee ci foofu ci jaamarloo bi ñun ñu bëri sax dañu woon maire dootoo dem si le maire jël téléphone am interpeller les autorités administratives ak également la gendarmerie mais que nañ jël seen responsabilité parce que la commune doit être protégée mais comme commune bi yëg nañ ne ay saay-saay dugg nañ fa di ko saccager mu ne il faut que mu yegg si fi ak ñi mu àndal loolu moo tax ba ñu ñëw bi ñu ñëwee effectivement gis ngeen ko commune bi am na ñu fi dugg yàqu li ñuy déplorer foofu moom mooy liñ fi gis démb ci force de l'ordre ci gendarme njortu nañ ne bu ñu jógoon pour aar commune bi muy édifice public ñëpp bokk ko xëy na Samba booy du ñu yegg si ci mairie bi loolu vraiment jaaxal nañu démb liñ fi gis ci gendarmerie te terewul maire bi kenn protégé wu ko bañ saccagé ko li monsieur le maire Djibi Ndiaye wax sànq moo am nit du bëgg ba pare di jooy ñun dañoo kontaanoon di ñëw di fêter sunu victoire donc ñi ñu ñëw ba ci seen buntu permanence muy permanence Omar Gueye ñu ñuy joor ay xeer ñooñu nañ jàpp ne ñoom ñoo yegg si maire bi te li koy firnde mooy on a des preuves ñi yegg si maire bi identifié nañ leen xam nañ leen te bu wax jox seen tur jotee jox ko à la gendarmerie nañ leen ko jox xam nañ leen identifié nañ leen. maanaam da ngeen koy topp ci yoon. ah mais bien sûr li alalu askan wi la askan moo ko moom moo ñu ko dénk donc def nañ ce matin constat bi ak huissier li ci yoon santaane lépp dinañ ko def incha allah. dañ leen provoqué wala da ngeen doon fay. li ñu wax mooy dañ doon dem pour fêter sunu victoire ñu ñëw ba foofu ñu joor ñu ay xeer ñu dégg ay balu fetal yu jëm sunu kaw donc loolu moo indi jaamarloo bi am ci buntu permanence bi. ñam gaañu bëri na ci sunu côté ndax
monsieur le maire Djibi Ndiaye wax na ko sànq si suba gi ci la mbir yi tàmbali ñu jël sunu benn militant jam ko paaka. heure voté la woon. ci heure voté à 11h devant le centre de Sangalkam monsieur le ministre Omar Gueye bi mu ñëwee Njaxiraat génn fa quelques minutes après gendarme yi dañ ñëw ne ñi nekkoon ci booru école bi yëpp nañ fa jóge ñu ne leen xanaa bon ministre bi moom mooy semer le désordre dans la commune ñu jógee fa ñëw ci guddi gi ndam am ñuy feete sunu ndam ñu agressé ñu mais nag waxu ba li naan gémmañ bu waxul dëgg wax ay fen waaw Sangalkam parce que dégg nañ ministre bi ne gagné nañ ko fépp ba mu des village am fa mu dëkk ministre bi Sangalkam ga mu dëkk village ba mu yeewoo daf ko gagné woon ci local yi avec benn écart de 1400 voix ba gars yi di ñu tooñ nañu Sangalkam moom bàcc nañ leen mais ñu liggéeyaat def ay réalisation en 5 mois commune bi am lu mu def ñëpp teg ci seen bët les leaders yi dëkk Sangalkam en l'occurrence monsieur Djibi Ndiaye Adama Sow ak ñeneen ñi def un travail ci askan wi yee leen ñu gis ubbi seen bët gis bu baax bi ñu ñëwee ci élection yii muy législative yi lu musul xew Sénégal musul xew Sangalkam le ministre dafa ñàkk bureau de vote à Sangalkam lu musul am écart bi newoon 1400 voix ñu réduire ko ba 500 voix presque waaw mais loolu ku jóge 1400 daanu ba 500 boo nee perto xëy na peut-être beneen commerce ngay def bu dul commerce bi ñu xam ñun.